directement bokk na li ci gën a fës gannaaw bu 8h tegalee juróom-ñaari simili dañuy wax ci baccalauréat tey jii lay daal di tàmbali téeméer junni ndongo yoo xamante ne nii kat fas yéene nañ kon ngir ut li nga xamante ne nii moom mooy seen diplôme bu njëkk ngir dem ci njàng mu kawe bi office du bac nag nee na daal lépp yemb na ngir ñu amal ab baccalauréat gu mucc ayib. le chef de centre Mamadou Mané. Amadou Cissé Dia jàpp leen tur boobu mooy ki nga xamante ne kii jiite na l'Assemblée nationale. daanaka fukki at ak juróom moom mi daal dinay toogu foofu noonu nga xam te ne nii moom mooy toogu bu assemblée nationale xibaaru tàggat yaram Baye Manto bu revue de presse Mantoulaye ci bundo yaatal gi Mambey Ndiaye commentaire yi maag Birame Diadji Touré à toutes et à tous léegi nii lay doon n'est-ce pas. ayja kon nag non journal bi hardcore la journal bi dañ koy kii rek dañ ko oyofal rek hardcore bi day metti ñu ànd see ki nga xam ne moom mooy le diplomate maison Birame Diadji Touré ak le pertinent Mamadou Fofana Yacine man sañ ko door ak nag lab ga nga xam ne moo am sa bali Ngor ñaar ci ay ndaw lañu di ay góor ñoom nag ñoo demoon doon sangu ji ca dex ba te village ba mu mel ni kon ñu doxe fa ñàkk seen bakken lu ni mel mi ngi am ni ki démb ca quartier ba ñuy wax Etekom ñaar fi kilomètre moo dox si digganteem ak commune bu Bignona mu mel nag sapeur pompier yi bañ leen yëgalee xibaar ba dem nañu fa benn néew rek la ñu sippeegum ca ndox ma keneen nag ñu ngi koy wër ba léegi. ñu waxtaane jongante dañu koy commenté bala ñu bàyyi ñu daal. waaw non juste pour rappeler xam nga démb ministère de l'intérieur. waaw jënd saa ma dafa génneen benn arrêté pour justement fixer lu ñuy woowee les plages interdites au Sénégal. bokk na ci fi nga xam ne foofu la jëye bi amee noonu ak yeneen i plage yoo xam ni fësal nañ ko je pense que ce serait bien que ñoom également ñu gën a communiquer autour de ça parce que au-delà des plages interdites ba ci yu passé li ñuy wax ay Guédiawaye pourtant nag fay romb tu vois pas mal de gens peut-être parce que canicule bi moo tax ñoo xam ne dañ fay nekk alors que ce sont des plages interdites au-delà de l'interdiction man jàpp naa ni il faut nécessairement que ñu def les moyens de contrôle et nu ñu koy waxee de sécurisation de ces plages bi ñu nekkee ci Covid bi on a vu par exemple ci plage yi il y avait des éléments de la gendarmerie il y avait même des barrières qui interdisaient l'accès à la plage aux citoyens ay Parcelles ay Guédiawaye Gàddaay ak yu mel noonu mais comme ils ont sorti comme le ministère plutôt a sorti l'arrêté bi nga xam ne moom mooy fixer plage interdite yi au Sénégal nañ ko accompagner également ak ay mesures yoo xam ni doo tere nit ki sax peut-être dem ci plage bi mais mën nga ko tere mu sangu ndax loolu mooy indi yenn saa yenn jëye je pense qu'il faut ñu gën a vulgariser un peu nu ñu koy waxee ces informations là. oui je crois am na lu am solo loo xam ne maire yi entamé woon nañ ko justement parce que aussi bu fekkee dogal dafa jógee ci état bi mesure d'accompagnement yi ngay wax yi bokk na ci que collectivité territoriale yi quand même xam nga dañuy wax ay travaux saisonniers yoo xam te ne nii saison lay doon mun nañ considérer ne li ci ëpp lu ñuy fréquenter géej gi di ci sangu période tàngaay bi lay am surtout rush donc li nga xam ne moom mooy collectivité territoriale yi war nañ ci profiter ut ñi nga xam ne ay maîtres nageurs nañ benn teg fa ñaareel ba également recruter ñoo xam te ne nii dinañ fa mën a assurer la sécurité bu ñu mënul am la gendarmerie la police mais ces collectivités yi nga xam ne justement ñoom la seen territoire di longer toutes ces plages interdites bu ñu defee loolu je crois dina mën a participer pour dissuader justement ñi nga xam te ne ni moom mooy ndaw ñi. ñu waxtaanee jogante baccalauréat général bi tey jii la ñu koy fës kéenee nag door ci réewum Sénégal directeur office du bac bu ñu jokkoo moom ci téléphone la moo xam ne moo di jël nañu lépp lu ay matukaay ngir lépp aw ci yoon donte nag jàppoon nañu ni kon wàllum nawet bi te mënoon na andi ay gàllankoor waaye def nañu seen i pexe ba nag lépp rek dana aw si yoon ñaax nañu également candidats yi ci lépp lu ñuy tere toll nañu ci téeméeri junni toftal ñeent fukk ak juróom-ñaar yu tegal yi te juróom-benn téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett ci ay candidat Socé Diop directeur bu office du bac ñu teewlu ay kàddoom. yi ci mujj
mujj mooy yóbbu nattukaay yi ci béréb yi ñuy nattale xale yi ak tam ñi nga xam ne ñooy dem di leen natt tam ñu mettre leen en route maanaam ñu jox leen li ñu leen war a jox pour ñu def loolu moom la ñu mujj a def lépp yemb ci convocation bi ñu leen di jox sax bind nañ ci lépp li nga xam ne li dañ koy traité convocation boobu ñoom jot nañ ko boobu ak léegi mu mat 2 weer kenn ku ci nekk yaa ngi ko yore ndax booy dem examen tam na nga ko yóbbaale 2020 ak 2021 yëpp booy xool examen bi ñu ngi koy def ci mois d'août ak mois de septembre dañuy gëstu ba gis ay bërëb yoo nga xam ne yi mën nañ faa def examen mën nañ faa jàng bu nawet ci ñëwee donc ci bërëb yooyu la ñuy defee depuis 2 ans ci bërëb yooyu itam lañ fas yéene defee waat sa Sédhiou it coxal jongante baccalauréat bi 4,000 tegal juróomi téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ci ay candidat ñu war a sóobu ci li nga xam ne moo di jongante bi fukki centre ak juróom-benn si la ñu leen tas ñetti secondaire am na si fukk ak juróom-ñaar ci ay jury lépp nag jël nu ko ne ay matukaay ngir nag jongante bi lépp aw ci yoon sa Sédhiou la ñuy dem fekk fa Ibrahima Diallo. ci inspection d'académie bu Sédhiou toll nañu 4,000 juróom-ñeent candidat ñu war a amal jongante épreuve baccalauréat général 2022 ñu nga xamante ni dañu répartir juróom-benn centre principaux ak ñetti centre secondaire centre de lycée Ibou Diallo bi nga xamante ni jël nañu lépp luy matuwaay ngir épreuve yi jaar yoon lu ni mel la Mamadou Mané xamle mi nekk chef de centre bi lee suba la ñu war a tàmbali bac bi session 2022 bi ñuy wax ni lépp li nga xam ni matuwaay la yu ñu waroon jël pour que organisation bi baax jël nañ ko président de jury bi mu ngi sur place salle yi nettoyé nañ leen def nañ numérotation yi fu mu nekk nii candidat bu nekk boo fi ñëwee di nga mën a repérer sa salle di nga mën a gis sa salle su bu ko defee suba boo ñëwee doo fi nekk di wër fii nag dëkk la bu nga xam ne taw bi dafay bëri donc loolu tax ma salle yi ñu tànn ñun yor nañ fi lépp 20 salle ak juróom waaye 10 salle ak ñaar lañ mujjee jël. effectif bi la bi ñu répartir si fukk ak juróom-ñaari jury yu nga xamante ni ñoo am ci région bu Sédhiou jigéen ñi toll nañu ci junni juróom-ñeenti téeméer fanweer ak juróom-ñaari candidat góor ñi ñoom toll nañu si ñaari junni juróom-benn téeméer juróom-benn fukk ak ñaari candidat. ndax xam ngeen ne conseil diwaanu Kolda it jël nañu seen i matukaay ngir jongante baccalauréat bi aw ci yoon ndax nag foofee taw mi naam daf fay bari waaye nag def nañu seen kéem kattan ba bërëb ya nga xam ne école wala établissement yi nga xam ne gis nañ ne manees nañu fa defee jongante bi yóbbu nañu fa ndongo yi foofee 5392 juróomi junni yu tegal ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar ci ay candidat ñoo fës ne soobu ci jongante bi ñaar fukk ak ñaar ci ay centre ñoo fa am fukk ak juróom-ñeent ci ay jury Samba Diakité IA bu Kolda ay kàddoom ñu teelu ko Pape Kadiali Batchi 22 centres fukk yeeg juróom-ñaar ay centres yu mag lañu ñu leen di wax centres principaux am ci juróomi centre yoo xam ne dañ leen di wax centre secondaire fukki jury ak juróom-ñeent ci wàllu candidat yi également ci académie Kolda lu tolloo juróomi junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaari candidat maanaam 5392 ak ñu jàpp ne également lépp lu jëm ci wàllu disposition moo xam mooy sécurité ba ci épreuve yi fañ ko war a jaarale ci sécurité jaarale nañu ko fa par rapport nawet bi moom dañ koy teel a gàttal ndax fii ginnaaw xam ne ñu dafay faral di taw lu bari ci mois de juillet bi kon du loo xam ne dañuy xaar ba bag bi ñëw ci xalaat dañuy fexe déjà ba centre yi ñu tànn maanaam ci critères yi leen di tànnee bokk ci bu tawee ñu mën faa maanaam composé loolu yaakaar naa ne teel nañ ko wax jàpp ni lépp lu ñu war a def ci ay disposition wàllu électrification bi également généralement du posé problème benn centre lañ ci gis boo xam ne xëy na yàgg na ko am fii ci Kolda te boobu aussi saisir nañu gouverneur saisir Senelec pour que effectivement ñu mën a améliorer tey foofu électrification bi ndax sóoraale également pour mu gën a leer buy taw. sa diwaanu Louga ndax xam ngeen ne foofee baccalauréat bi dafa emox résultat yu CFEE yi daal di génne nee nañu nag gis nañu résultat yi jàppandi na ci CFEE bi baccalauréat yi jël nañu seen i matukaay su ko defee nag jongante bi aw ci yoon du am benn gàllankoor te wax nañ candidat yi lan la ñuy tere Galaye Sylla defal nañu si ak xayma maanaam résultat CFEE yi ak jongante baccalauréat bi ñu war a door tey ñu teewlu ko.
ci jongante CFE bi di lijaasa bi élève bi njëkk am ci njàngum français mi région bu Louga yokku na lu ëpp 7,38% ci 13 366 candidats yi ci bokkoon 9 735 yi jàll nañu région bu Louga kon téeméeri ndongo yoo jël juróom-ñaar fukki ak ñaar yu toftal jàll nañu wuteeg atum 2021 mi nga xam ne téeméer boo jëloon 65,45% rek a jàllo ci xayma nag 4220 xale yu góor ak 5515 xale yu jigéen ñoo jàll ci yilay épreuve ñu mën cee jàpp rek ne ci EF bu département bu Louga 73,52% ñoo jàll bu Linguère am 77,56% topp ci Kébémer ak 67,44% ci alxames ji nag ñu war a door beneen examen muy baccalauréat Louga am ci 6610 candidats 3752 yi ay jigéen lañu ñu tas leen nag ci juróom-ñaari centre am ci tamit juróom-ñett yoo xam ne ay centre secondaire lañu série scientifique yi nag am ci 867 candidats 13 yi S1 lañu 816 yi S2 lañu 38 candidats yi S2A lañu ci bataaxal bi IA yónnee way taskatu xibaar nag ñu mën cee jàpp ni lépp yemb na ngir ñu mën a amal jongante yile Louga nag ci wàllu baccalauréat daaw amoon na ci résultat yu am solo ndax téeméer boo jëloon ñeent fukk ak juróom-ñett yu toftal fukk ak juróom-benn lañu ci amoon. Birame mel ni kon jongante baccalauréat bi donte année scolaire bëri woon nay perturbation coow li bëri woon na sa waaye nag ay xel mën naa daal bu ñu waxee ne jël nañ seen i matukaay pour lépp aw ci yoon. waaw l'essentiel mooy nañu jàppale ndaw ñi parce que c'est quand même le premier diplôme universitaire ni ñu koy waxee muy le baccalauréat dafa tombé ñu nekk ci période campagne électorale que les candidats les coalitions nañu ko sóoraale également ci bërëb yi ñuy dem donc nañ ko defee lépp ci jàmm pour permettre justement à ces candidats au bac ñu mën a def seen baccalauréat ci jàmm te di leen souhaiter justement à ces candidats et candidates vraiment plein succès par rapport ak examen yi nga xam ni ci la ñu nekk nañu def seen xel nag ci jàng bi xam nga souvent dañ lay wax ne la dañuy interdire par exemple l'usage de téléphone portable wala tablette ak yooyu nañ koy sóoraale bu ñuy dem ci seeni centre d'examen nañu def seen xel ci jàng parce que loolu moo ëpp importance c'est un diplôme am na ay jamono si tu avais juste le certificat tu devenais quelqu'un dans ce pays ci ay jamono lañ ko mën a waxee am na jamono yoo xam ne BFM rek boo ko amee woon ñu dugal la sax ci administration tey baccalauréat sax boo ko amee daanaka du la jëriñ lu bëri ndax dañu naan ni il faut que nga am yeneen diplôme sur le plan universitaire yoo xam ne di nga ci mën a am lenn on a vu des diplômés sans emploi nga xam ne ba léegi ay chômeurs lañu mais ñii di def bac au moins qu'ils aient ce premier diplôme là universitaire ça peut quand même servir après ñu mën la orienter wu dem ci ay filières wala ñu génn sax ci enseignement général bi ñu koy waxee peut-être dem ci enseignement technique wala enseignement professionnel. Mamadou Fofana. waaw xëy na ne duñ def lu dul d'abord souhaiter leen bonne chance mais man dama ci am beneen gis-gis quand même ci li nga xamante ne nii moo xew ci njàngum Sénégal juróom benn at ngay def CI dem CM2 ñeenti at di lu ñuy tuddee moyen général nga war a am BFM après pour teg ci lu ñuy tuddee ñetti at pour baccalauréat boo seetloo day mat 13 ans yoo xam ne doomu aadama bi da koy nekk di ko jàng si di toto tapp tata tata tapp toto xam nga yooyu programme yooyu ni ñu waxante dëgg rek ça fait rire c'est vrai mais am nekkatul loo xamante ne nii war na mën a nekk ci curricula wala ci lu ñuy jàngalee ci Sénégal jàng bi Sénégal excusez-moi dafa nekk loo xamante ne nii dañ ko dépassé xale yi mënuñu nañu jàng 13 ans nga doog a jot lu ñuy tuddee sax diplôme boo xam ne dañuy wax ne moo lay may nga mën a dem ci njàng mu kaw bi mais même njàng mu kaw bi boo fa demee tamit da ngay dem rek pour dajale loo xam ne dalay sonal sa bopp mais en fin de compte amul dara loo xam te nii da la koy jëriñ parce que njàngum Sénégal amul njëriñ boo jàngee ba pare ñi ci ëpp après chômeur nañuy doon mais kon lan moo tax nga war a toog ay banc ay 17 ans jëm 20 ans ne da ngay jàng amatul njëriñ la ñu war a def mooy il faut ñu réformer njàngum Sénégal il faut ñu am courage politique boobu taxaw xam ne lii jëmale ñu kanam xale yi nañu jël bu ñu demee ba am li nga xam te ne nii moom mooy BFM nañ leen orienter ci ay collège de formation de métier ak yooyu. xale bi conseil d'orientation wala yooyu. xale bi au moins. ñi nga xam te ne nii kat parce que élite soxla nañ ko d'accord ñenn ñi les plus performants wala ñu gën a nga xam te ne nii xarañ nañ ñu bàyyi leen ñu dem parce que dañ leen soxla
mais pour l'essentiel yi nga xamante ne nii kat après la ñuy mujj nekk ay chômeurs après dañuy sonal état bi mais da nga leen di teel a jël recycler leen dugal leen ci ay formation technique ñu mën a am ci loo xamante ne nii loolu la ñuy mën a jàpp parce que buñ ko deful après pour ñu liggéey problème lay doon da ngay gis ku jàng ba am doctorat munoo nekk lu dul jàngalekat dañ koy soxla mais bu fekkee ñëpp jàngalekat nañ nekk après fan nañ leen di dugal loolu day poser problème da ngay gis koo xamante ne kii ay formation académique lay def muy li jëm ci wàllum ay jàng géographie lettres modernes ainsi de suite après lan ngay doon waaw après da ngay mujjee bàyyi loolu pour dem defi leneen kon autant kay la ngay def lépp ci énergie pour dem jàng ji ba am doctorat pour wëlbatiku defiwaat yeneen formation yuy dëppoog le marché du travail ça pose problème donc taxaw seetlu nañ war a def par rapport ak loolu suñuy doom ñu teel leen a jël orienté leen ci ay filières yoo xamante ne nii dina leen permettre bu ñu paree ñu mën a am liggéey parce que loolu tamit moom mooy njëriñ si jàng. sa Fatick ñàkkum courant la askan wa yeewoo ca Sorox commune bu Ñaaxaar doon jàmbat ñoom nag nee nañu nag fëgg nañ seen dënn te lu ni mel mënta wéy janoo la ñu wooteex taskatu xibaar yi nee nañ nag Sorox mooy ñaareelu village bi gën a mag sa commune bu Ñaaxaar maire ba ci boppam nee nañ def fa dara wala équipe ba fa nekk nii def fa dara ay kàddu la yu ñu yëkkati Saliou Faye moom la ñu ko dénk ñu teewlu ko bu fekkee jàppandi na. ayca du ñàkk daal syndication yi nañ jotaay xibaar ñu doxantu fa ba sa village bu Jama commune bu Ngayeen Sambax foofee nag mi ngi féete sa département bu Nioro ay jafe-jafe képp nag la ñu jànkoonteel bokk na ci jafe-jafe yooyu ñàkkum ndox ñàkkum courant yoon wu jàkk waaye it gis nañu ni kon lépp luy ay tabax yu mën a jàppandi nekk ne askan wa daadu fa foofee amu fa loole ci boppam bokk na seen i jafe-jafe waa Jama nee nañu nag poste de santé bërëbu fajukaay bu nga xam ne ni am na fa sax nee nañu si ab tur képp la yem askan wa nag nee nañu loolee la ñu bëgg mu dàkk ndax si réewum Sénégal la ñu bokk bu fekkee boole ñu leen si lañ leen wax ñu takk seen i bagage te wuti feneen Alioune Kane dañ ci àndal ci reportage. Jama village la bi nekk ci commune bu Ngayeen Sabax département bu Nioro gox bi nag ay jafe-jafe yu bëree bëri lay dundee ci jamono ji. village yi ñu wër yëpp bañ koy sànc fii lañ dal te tey boo demee si dëkk yu yëpp tey électrifié nañ am nañ ay poste de santé am nañ ay maternité yor seen i ambulance am seen yoonu baax mais pourquoi pas Jama warul am loolu case de santé la ñu fi defal mais case de santé bi ndax faf na foog fonctionné tul ay kañ ñoo fa dëkk de santé lañ war a am suñu maternité am suñu ambulance ni ko yeneen dëkk yi amee parce que population Jama population boo xam ne ëpp na plus de 15000 am dëgg c'est vrai Jama am na école mais turu école rek la il fallait aller voir dans les salles de classe dafa rëdd sax ñu ne la fii ay doomu aadama ñoo fiy jàngee yoon bi nga xam ne moo jógee Medina Sabax dem ba Nganda dañ ko war a goudronner buñ ko goudronner les Jama je ne suis pas Jama ci ak Jama Passy seulement les Jama dañuy am accès war a mun a génn ba pare dafa leen di désenclaver parce que nit ñi ñu ngi ci enclavement total. askan wi fa yeewoo nag ñoom nee nañu njiitu réew mi di président Macky Sall ak it régime am faale wuñu leen ndaxte yàgg nañ di wax seen jafe-jafe waaye ba léegi ni dara soppeekuwul. aca ndax lii defe naa mën nañ ci profité ngir waxtaanee parce que sànq benn yéenekaay wax na ci nee nañu gis nañu campagne bi député ñu ci ëpp waxuñu benn programme dañuy dem di xasante tamante nëmm est-ce que du lii mooy programme bi nga xam ne war nañu ko waxtaane sa assemblée nationale bés bu ñu fa toogee maanaam jafe-jafe yi askan wi di jànkoonteel. xam nga Mambay c'est assez paradoxal mais gis Sénégal am na yenn si ay nit ñoo xëy boo leen waxee programme duñ la sax déglu pourtant yaa ngi koy wax sànq ci quotidien yi on parle de Aar Sénégal campagne boo xamee ni sans bruit joxe seeni programme bokk gis-gis ils le font yeneen coalition naataange réew xawma bu Cheikh Alassane Sène ils le font yeneen ak ñeneen ils le font mais boo xoolee tey ci ñaari coalition yu gën a mag en tout cas yu ñu jàpp ne ñooy yu gën a mag muy Benno Bokk Yaakaar ak l'intercoalition Yewwi Wallu li ngay gis yëpp mooy lan Macky du fi amee troisième mandat fexe leen ngeen gagné pour que ñu mën a lijjanti loolu ca assemblée nationale ñële leen ni opposition bi taxawuñu fexe leen ñun ñu jël un score à la russe nañu am 99% ci c'est-à-dire que ils nous ont pas encore montré ci li ñuy fësal en tout cas lii di programme suñu demee assemblée ce qu'on va changer on a vu par exemple un propos de Pape Diop qui dit que suñu demee assemblée dañu gën a may doole les corps de contrôle parce que
c'est un débat depuis un certain nombre d'années que dañu naan ni corps de contrôle yi ak dañuy contrôler bu ñu paree comme on dit le président met le coude sur certains dossiers parce que mën na indi yenn ci ay jafe-jafe que les populations ñoom seen bopp ñiy voté muy yow muy man muy keneen bu ñu yem ci déglu des propos politiciens yoo xam ne on te parle de Benno ou on te parle de président dañ ko war a wàcce warul am troisième candidature warul dem ci troisième mandat wala ñii opposition bi fi nekk foog ñun wan leen ni erreur la ñu nekkoon ci bi ñu leen di fal ci élection territoriales yi nañ leen wan ni taxawu leen en nombre en surnombre nañu fexe ba def le maximum mais jusqu'à présent dugaluñu ci wàllu programme ceux qui sont les votants muy góor muy jigéen yore seen carte électeur mais nañu basé seen vote pas sur l'aspect affectif ni ñu koy waxee parce que Mambay neex na ma li ñu naan faciès bi moom moo tax ba moo koy votel est-ce que Mambay me propose un programme boo xam ne ni qui est non seulement exécutable viable et un programme qui peut changer la donne au niveau pas seulement de l'Assemblée nationale mais au niveau national puisque li ñuy voté ci ay loi mu ngi jëm ci askan wi yëpp mu ngi jëm ci doxalinu li nga xam ni moom mooy réew mi mais malheureusement pour que loolu mën a am aussi il faut que ñu jàngal ñi ñuy woowee l'électeur comment voter c'est pas question wu jël sa carte électeur tànn say bulletin de vote dem ci urne yi waxuñu côté matériel boobu mais comment voter et surtout choisir ki nga xam ne moom nga war a voter wala liste bi nga war a voter selon lan nga ko war a choisir est-ce que question wu kanam la wala question wu programme la war a doon amoon na fi débat ci jamonoy Ablaye Wade on a même soumis ce débat ci conseil constitutionnel pour enlever la photo de maître Ablaye Wade ci élection législative jusqu'à présent déggu mu ñu wax ko ci élection territoriale yi et pourtant on nous parle ci élection législative yi et pourtant on nous parle de la photo du président Macky Sall ci yenn ci ay fu ñu koy wane ci ay affiches de campagne alors que waruloon am dañ ko bañaloon maître Ablaye Wade ba après finalement fan la mujjee ombre la ñu gis bien que bon mon photo moo xaw a yem waaye au moins ce n'était pas une photo pourquoi est-ce que par exemple aujourd'hui l'opposition et même les autorités doxuñu génnewuñu débat sur ce point-là cela n'a pas été fait te après bon di nga gis ko xam ne li ma naan faciès wala kanam la ñuy voter di nga gis ko voter parce que c'est Macky Sall di nga gis ko voter parce que y a maître Ablaye Wade wala parce que c'est Ousmane Sonko ci kanamam la ñuy xool alors que ñooñu bokkuñu ci liste yi est-ce que du ñii nga xam ne ñooy jàmbat parce que souvent dañuy am suñu éléments yi amuñu ndox amuñu courant dëkk bi baaxul tali bi jagut est-ce que du ñii nag ñoo soxla dëgg nag député bu leen teewal sa assemblée nationale waaw loolu mooy liggéeyum député dañ bañ nañ ba représentant du peuple nañ la tuddee mooy da ngay dem teewal ma fa nga xam te ne nii waaw fa la ñu mën a joytoo yëf yi fa nañu mën a jël en charge les préoccupations des zones selon fi nga dëkkee ak li ngeen di dund ci ay jafe-jafe mais pour en revenir surtout sur le débat bi nga xam te ne nii moom nañu war a mener projet de société yi mais boo xoolee da ngay gis ne pratiquement gaañ li leen gën a soxal c'est que ñu def ko débat de personne débat Macky Sall le troisième mandat lay ut non Ousmane Sonko boo leen ko fi jëlee liste Yewwi voté leen dañuy taal dëkk bi ñun soxlawuñu loolu lu ñu soxla mooy ay thématique ay programme yoo leen ñuy wax yoo xamante ne nii kat askan wi dinañ ci mën a wékkandiku pour mën a am yaakaar nga xam ne yàkkeeku woon na ak législature yi nga xamante ne nii jàll na il s'agit de redonner espoir pour ces populations là ñu xam ne kat assemblée nationale bi ñu jëm dina nekk assemblée nationale de rupture Yewwi maa ngi gis ak Wallu mais intercoalition bi communication bu ci war amu ci à part seulement Ahmed laa ci dégg premier jour ay dara mu wax ci mais bu weesoo loolu Lamine Thiam déglu naa ko waxul ci loolu Barthélémy Diaz problème Macky Sall la fa indi or ñi leen war a voter war nañ xam ne kat bu ñu demee ba ci fi nga xam ne moom mooy oui ba ci bañ gàcce bi sur ça il y a je pense même waa Wallu ils ont envoyé une note au CNRA pour leur dire que ñoom ci seeni discours ils ont parlé de l'intercoalition mais dañu ko tagg ci montage bi ils s'en offusquent un représentant bu nekk ci coalition mais c'est ce qu'ils ont man li ma constaté laa wax c'est ce qu'ils disent man li ma constaté loolu laa wax mais je dis que am na solo ñuy revenir sur la quintessence et l'utilité justement ci li nga xam te ne nii moom mooy intercoalition boobu noonu débat
par rapport ak prise en charge wala préoccupation population yi. Je prends l'exemple de ñi nga xam te ni mooy des personnes vivant avec un handicap mooy ñi nga xam te ni ay waay laago nañ 3 millions nañu toll au Sénégal mais boo xoolee ci biir liste yi sax pour nga gis ci ñi nga xam ne ay waay laago nañ day jafe sinon buñ ca nekkee remplissage kese la pour ñu nekk ay simple figurant or tey ñooñu dañoo nekk ñoo xamante ne nii pour wane ne sax na ne kat ne ñun kat dañoo bëgg a jël préoccupation de tout un peuple wanoon nañ ñooñu au moins ci li si leen i programme wala ci si seen i wax ñu koy sentir mais man gisuma loo xamante ne nii wax nañ ko ci ñooñu gisuma ci ñeneen ñoo xamante ne nii ay segment de la société nañ donc foofu noonu nañ leen di xaar war a leneen loo xamante ne nii day gën a jox gëdd askan wi gën a jox gëdd doomu aadama gën a tamit kawel doomu aadama parce que li ñuy togg ca assemblée nationale nekkul lu dul pour li nga xamante ne nii mooy l'intérêt exclusif des populations. ñu waxtaanee 13e législature bi nga xam ne moom moo wees xam nga ne 14e la ñu dëgmal 13e législature bi nag ponk yi ñu fa waxtaanee la ca gën a fës bokk na ca wàllu mbënd mi 2020 njombe la fi ndox mi defoon taxoon na ñu dajale lu toll ci fukk ak juróom ci ay député def ko benn groupe ñu dem fekk ji askan wi ngir nag dem ci gox yeeg gox-goxaan yi gënoon mënd ba. taxoon sax ñu génne lu toll ci 700 milliards suñuy koppar mu di plan décennal ba waaye nag ba mbir demee def nañu rapport bi takk nañu ko te ba fii forage daal di xëddeen ñu àndal seen day di mendaw fukki député ak juróom tënku ci mission d'information parlementaire dem fekk ji askan wi fa ñu dëkk ak nan la ñuy dundee ndox mi gannaaw rek ba ñu tegee ab plan décennal de lutte contre les inondations plan boo xam ne nag ñu ngi ci dugal ci ay koppar 700 milliards ci suñu xaalis mission d'information boobu nag amoon na ay hommes politiques ak ñu bokk ci société civile bi doon ko ŋàññ ndax rafetlu wuñu doxalinu assemblée nationale mi ñu jàpp ni nag dafa won ginnaaw askan wi ngir neexal président de la république Macky Sall ndax ñoom dañoo gisoon ni commission d'enquête parlementaire moo gënoon fuuf su ko defee ñu enquêté def ab saytu ci nan la ñu gérer xaalisu inondation yooyu xaalis boobu nag ñu dugal ci inondation yi samp ay laaj yu bëri ci askan wi ndax ba léegi si boo demee ci terrain bi ci yenn gox-goxaat yi fu ci mel ni Kër Massar bokk na ci ay Kamil Baas Diamaguène Sicap Mbao ba ca Kaolack ak yeneen localité ba léegi si nag ñooñu dañuy jànkonteeg ak jafe-jafe inondation donte nag député yi def nañu liggéeyu mission d'information daal di jox ab rapport président de la république waaye ba tey xel yi mi ngi teey ndax acteurs yu bëri di xeex ci inondation ñoom seen xel dafa teey lool ci chiffres yi nga xamante ne ni dugal nañu ko ci rapport ndax ci biir document yi ñi ngi wax sax ni taux d'exécution wu liggéey boobu soxla lu jëm ci inondation yi téeméer boo jël lu ëpp juróom-benn fukk ak juróom def nañ ko ci liggéey buñ koy xayma ci koppar rek mi ngi toll ci 540 milliards loolu nag daal di soxal rek 8e année ci plan boobu nga xam ne fukki at la war a durer. plan décennal la si 700 milliards ñu ne 500 et quelques milliards jot nañu ko ci def te ba léegi ñu bëri am na ci gox yi nga xam ne ndox maa nga fa nekk ba léegi te taw mi wàcceegul waat. mooy les points à revoir. à revoir ci fonctionnement assemblée nationale mooy bu ñu taxawalee commission d'enquête parlementaire wala benn mission parlementaire ci lu jëm ci loo xamee ni dafa soxal askan wi ñu mën ko lijjanti le plus rapidement possible départir wala dindi tout ce qui est contingence politique wala appartenance politique mais pour le bien des populations xam nga dafa am koo xamee ni mën nañ ko wooye sax le champion des questions orales wala écrites muy Mamadou Lamine Diallo bu tekki qui nous a pendant toute la législature pratiquement chaque jour chaque semaine donc de manière hebdomadaire qui envoie ce qu'on appelle les questions de tekki ndax questions yu baax la ak yu baaxul ndax lu ñu war a topp la wala lu ñu warul topp Assemblée nationale am na rôle boo xamee ni faw mu am ko mais Mambay le problème qui se pose aujourd'hui ou en tout cas qui s'est posé ci législature bi kañ nga gëj a am li ñuy woowee déclaration de politique générale tu l'as eu avec l'ancien premier ministre ci Mahammed Boun Abdallah Dionne nga ko mujjee am mais cette déclaration de politique générale sert de bréviaire mais sert également de source d'information pour les députés Assemblée nationale pour que ñu mën a jouer seen rôle bi nga xam ne moom mooy ñu mën a saytu le travail de l'exécutif en tant que législatif ñoom ñu mën a saytu liggéeyu exécutif
mais si tu n'as pas de premier ministre kan may dem defi déclaration de politique générale c'est pas le président de la République. On a vu des ministres passer à l'Assemblée nationale ci bu ñuy def cadre vote budget wala yu ni mel ci biir ay commission mais loolu du fës mais bu ñu defee déclaration de politique générale ça permet aux députés et même au peuple population sénégalaise ñu xam ne gouvernement bi fi nekk nii dirigé par tel ci objectif bii la am ci diirub 1 an ou 2 ans ou 5 ans lu mu mën a doon et yow objectif boobu nga jël déclaration politique générale bi teg ko sa gauche jël yow la nga war a def en tant que député di saytu exécutif ndax la mu diggee woon ak la mu doon wax ni moom la bëgg a def ci déclaration politique générale ndax mu ngi ci wala nekku ci bu jaree yenn saa yi nga woo benn ministre parce que tu as ce contrôle là sur l'exécutif woo benn ministre ne ko dafa am nangam loo xam ne wax nañ ko ci sa département wala ñun ëlëm na suñu xel ci sa département nga bokk ci APR maanaam ñun wala bokkoo ci APR wala nga nekk ci opposition on doit pouvoir contrôler l'action du gouvernement mais dafa am base boo xam ne ba léegi dafa mel dañ ko xaw a faussé en tout cas ci législature bi ñu génn. problème mooy souvent problème suivi mooy am ay rapport mën nañ ko teg mais suivi bi ci boppam mooy des. waaw inondation yi lan nañ fi wax d'abord dañoo faussé li nga xamante ne nii moom mooy acte buñ ci wonoon teg parce que fu ñu waree ubbi enquête parlementaire information nañ fa wax. def seeni délégation ñaar ñu bokk ci majorité kenn opposition benn non aligné ngeen tas ci Sénégal mais li nga gën a constaté mooy bu amee parti yoo xamante ne nii réglé wu na mais yeneen parti yi lañ fa nemmeeku moo gën a doy waar. pourquoi da ngay dem dëkk ñu ne la fii de bassin de rétention nañ fi waroon def wala fii dañ fi waroon def station de pompage nga ñëw fekk fa ñu mur ngay fekk doo fa fekk dara et pourtant da ngay gis ne xaalis bi kat décaissé nañ ko ba jox ko entreprise bi nga xam ne moom moo ko gagné waaye liggéey ba defu ko nga dem beneen gox ci rapport yi nga xam ne information bi moo ko génne nga dem ci beneen gox ñu ne la fii de telle infrastructure nañ fi waroon def mais waa ji dem na ba ci digg bi arrêté liggéey bi abandonner les travaux dem yoonam waa léegi xaalis boobu ñu décaissé ñooñu dañ koy lekk mu rees noonu mu yam noonu daal xaalisu Sénégal dañ koy jël pour jox ko ay nit enrichir leen ñu ciy def lu leen neex am ay liggéey yoo xam te ne nii ñu fixé leen ay date duñ ko exécuter duñu topp dara dem ba mu neex leen jël xaalis bi lekk mais loolu lu muy wane mooy mbirum inondation lekkukaayu xaalis kese la amul leneen nekkul pour régler li nga xam te ne nii moom mooy problème parce que mënoo jël problème boo xamante ne nii da nga koy jël di ko différer tout le temps Dakar la woon ñu ne Dakar tey ñi ngi ci Pikine Guédiawaye léegi ñi ngi jéem a lijjanti Pikine Guédiawaye mais ñi ngi koy transférer yóbbu ko ay Kounoune yóbbu ko ay Tivaouane Peulh yooyu bu tawatee foofu noonu moom mooy am jafe-jafe beneen bi arnaque boo xamante ne nii am na ci Parcelles Assainies yu Kër Massar mais lan moo fa am jël ay nit ne leen lii ay Parcelles Assainies nañ ñoom ñu dajale seeni dërëm ñaar dërëm ñetti dërëm ba dajale lu ñuy dajale yépp jox la seen xaalis nan lañ ko amee xamoo ko ñu jël jox la ko nga leen ay Parcelles Assainies la am na assainissement et tout parce que loolu tubaab na ñuy wax boo nee nit ki kat fii nii Parcelles Assainies la cité la boo xam ne defar nañ ko ba mu baax boo xoolee lépp jaar na yoon mooy boo ñëwee da ngay am dundin gu mucc ayib mais simila ak saala mu taw yéen ñëpp daanaka ngeen mel ni ku nekk ci géej ay genre xeetu nan la tuddati salub yooyu nañuy jël jox leen yéen pour jël askan wi transporter leen ngeen génn mais loolu dañoo won porter plainte SNHLM bi nga xam te ne nii moo yor lu jëm wala SICAP yu jëm ci li nga xam ne mooy logement yooyu ñuy jàpp ne assainir nañ ko mais Kër Massar boo fa demee ba léegi nii Parcelles Assainies ba léegi bàq ba ma ngay tooy askan wi ñi ngi nekk ci jaaxle parce que xam nañ ne bis bu tawee tey jii dinañ nekk ci guddi gu bës setagul mais loolu yëpp ça reste impuni il faut ñu continuer noonu nañuy jël xaalis bi di ko jox ay nit enrichir leen ñu lekk bu ñu demee toog mu rees ak jàmm du mujj fenn quand même. Sénégal la ñu ne jaajëf Birahim Ndiaye Touré. merci baa ngi lay xaar. le pertinent Mamadou Fofana. merci à demain. matinal bi di la wax à demain. oui xumaan nee na nag koor bi daa metti. amul xaalis rab xaat koor amul xaalis de. aja ñu waxtaanee laata ñu yëkkati jotaay bi sa assemblée nationale ndax fàttaliku dañ koy def bés bu yàlla sàkk ñu dikkaat ci jigéen ñi ak góor ña nga xam ne dañu des ñu leen di fàttaliku ba léegi liggéey bu am solo bi nga xam ne def nañu ko sa pencum ndawi réew mi 1960 ak tey ñu ànd Cheikh Fatou Abdou Ndiaye.
Sénégalais yu bëri xamuñu njëriñu assemblée nationale bu baax la ñu ca jàpp rek mooy voter budget élection wala réforme moo ne assemblée nationale dafa am góor ak jigéen yoo xam ne ñoo ko jëmbal 1960 ak léegi ki ko njëkk a jiite di Lamine Gueye xamle yoon bi wax ne assemblée nationale bànqaas la ci wàllu ko démocratie geneenuk jigéen gu marqué assemblée nationale di Adja Aram Diène ñu gënoon koo xam ci yaayu parti socialiste Adja Aram Diène nekk assemblée nationale diir bu yàgg na fekkee na fa juróomi législature beneen jamono beneen soxna di Awa Diop 1993 la ñu ko tabb mu nekk assemblée nationale nekk it ñaareelu questeur bu assemblée ci atum 2000 kenn ku ñu xam ci wàllu ko politique mun jiite woon groupe parlementaire démocratie ak liberté mooy Djibo Leyti Ka 1998 ba 2001 la fa nekk jiite commission bu am solo bokk na ci justice ak communication liggéey boo xam ne def na ko mu jaar yoon mën nañoo tudd Mamadou Badji ñu bokkoon ci liste départementale Ziguinchor xeexam Casamance képp la woon nu fa jàmm dellusee ak nañu fexe it ban gën koo mën a ñoñal mën nañoo tudd Pritin Fall Ousmane Ngom Abdou Fall Abdourahim Agne ak ñeneen ay député yu wane xarañte dëggu mën seenub liggéey ak xel mu set wicci ñoom dañoo gëmoon ne assemblée nationale askan wi moo leen fa yóbbu waaye du bërëb bu ñuy politiquer. ñaareelu pàcc bi la jotaay xibaar tàggat yaram lay doon.